mu amee solo ci doomi aadama Derneville de doy nañoo centre de santé référence centre de santé référence centre de santé référence Anen Mbaye Derneville dalal suñu xel. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokki Sénégal mbokki àdduna bi yëpp di nuyu aussi téléspectateur Tawhid TV yëpp di leen béggee lu bëri di leen wax ne man maay Papa Birame Diouf ñu gën a xam ci turu Pape Diouf di secrétaire exécutif bu comité de développement sanitaire bu centre de santé Anen Mbaye Derneville bu Wakam. tey incha allah comme da ngeen ñëw dinañ leen présenter ak centre de santé bi. présenté leen aussi service yi fi nekk xam naa ni yëpp du fi xaj mais tey dañu présenté lu si mel ni accueil bi leen aussi boole ak waa kees bi ak pharmacie wala leen aussi suñu plateforme ñuy liggéeyee suñu li nga xam ne noonu la ñu organiser structure bi wala leen lu si mel ni service médecine ak bloc opératoire ak laboratoire bi incha allah. waaw xam nga wér-gu-yaram moom maanaam moom mooy lépp. wérgu yaram mooy lépp ci doomu aadama ndax nit ki balaa ngay mën a xalaat lenn jàmm sax maanaam dafa nekk ci biir wérgu yaram ndax nit ki bu wérul mënul am jàmm nit ki bu wérul mënul dem uti ji mënul dem toppatoo ak njabootam jaamu yàlla sax bi war nit ki ngir mu mën ko def dafa war a am jàmm activités yi àdduna maanaam réew mi li koy doxal te contexte pandémie bi nga xamante ne muy Covid 19 loolu dina ci firndeel lu bëri ndax gis ngeen jamono rek. yàggul dara tënkoon nañu àdduna bi yëpp avion yi yéegatuñu maanaam dem ba dikk li ba si ñaari région sax duñ demati ay mbokk yu nekk si diggante ñaari région yu bokkul duñu mën a gisee ndax boobu lenn rek moo doon motif bi mooy pandémie maanaam crise boo xamante ne crise sanitaire la maanaam wàllu wér-gu-yaram fi ñu toll ni affaire yi lompoñ loo àdduna bi yëpp ba kenn mënul dem kenn mënul dikk kon loolu mooy njariñu wér-gu-yaram loolu mooy importance bi nga xamante ne moom mooy wérgu moom la wér indi ndax boo wérul doo bouger ñàkk wér sax dina indi sax ñàkk mën a nooy te nooyi mooy dund kon wér maanaam mooy dund si tënk. référence centre de santé référence Anen Mbaye Derneville dalal suñu xel centre de santé. asalaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku àdduna bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm di leen sant aussi di leen gërëm ci certifié bi ngeen ñu certifié ci centre de santé Anen Mbaye Derneville bu Wakam nga xam ne man maay secrétaire exécutif bu comité de développement sanitaire bu centre de santé bi. waaw fii ci njëlbéen gi poste de santé la woon boo xam ne mu ngi fi woon comme poste de santé yëpp mais aussi bi ñu demee ba ci 2017 ak les éléments français au Sénégal mooy tubaab yi nekk fii ci base française bi ñoom ak mairie bi ñu waxtaan ba am benn projet boo xam ne pour rénover centre bi rénover structure bi maanaam yokk niveau bi maanaam tabax fi bâtiment bu bees après si lañ ko ériger en centre de santé léegi si partenariat boobu si la tubaab yi nga xamante ñoom ñooy militaire français yi fi ne ñoom ñu entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii Sénégal des entreprises françaises ñu ñëw jàpp si ñoom ñëpp indi seen doole ngir tabaxal ñu wax dëgg yàlla centre de santé bu rafet bu jekk bu taaru bi nga xam ne duñu mën a jàll foofu te duñu leen sant itam gërëm leen ndax li ñu defal doomi Wakaam li ñu defal mbokki Wakaam mais aussi li ñu defal pour Sénégal bi yëpp ndax fii nañ gis ne du rek waa Wakaam ñoo fi ñëw mais daanaka Sénégal yëpp fu nit la waaye di jógee di ñëw fi kon ñu ngi leen di santaat di leen gërëm si loolu. waaw xam nga tey jii xam nga politique sanitaire bu Sénégal maam dafa définir ni comme maam ni ñu koy waxee maanaam pyramide moom foo jógee pour dem si kaw léegi am na sax fooy dem si yenn région yi di nga fa dégg ay case de santé am na si ay poste de santé am na centre de santé am na si hôpital maanaam loolu tey jii boo xoolee si poste de santé bi faj mi njëg bi fa lay gën a yombee centre de santé fa lay gën a kiiwati maanaam fa dafay yokk tuuti hôpital aussi dafay yokk tuuti
waaye tamit du yem rek si loolu ndax boo xoolee si poste de santé ay infirmiers kese ñoo fa ne poste de santé en général du am médecin bu fay consulter ay infirmiers kese ñoo fay nekk bu fekkee dafa ñëw ba niveau hôpital nga xam ne dina am ay infirmiers mais day am médecin chef lay am boo xamante ni tey jii moom mooy coordonner activités yi donc ñoom ñoo fay nekk léegi boo ñëwee niveau hôpital loolu en fait c'est pour que nit ñi mën a xam ndax tey nii nit ki bu feebaree rek du da ngay feebar rek dem hôpital si yoon maanaam poste de santé bii la gën a jege fa nga war a jaar boo jaaree ñoom bu fekkente dañu xool ñu jëm la faj ñoom yëf yi bu fekkee dafa am niveau boo xam ne dañ ko war a maanaam jox maanaam kuy maanaam ji banxaas bi gën a kawe ñoom ñu jël ko jox ko ñu daal ko jox centre de santé bi aussi bu fekkente dem ba fi mu yem te li ñu ut amuñu ko ñoom ñu référé si niveau hôpitaux noonu maanaam noonu lay demee. waaw niveau bi ñu toll fii si Wakaam si centre de santé Annette Mbaye Derneville waaw daanaka centre la boo xamante ne mën nañu wax ne centre buy door juddu la ndax 30 juin 2017 si lañ ko inauguré ñun ñu dal fii le 6 novembre 2018 boo baax léegi bi ñu ñëwee ñu fekk fii centre de santé ak ay unités yoo xam ne lu mel ni fekk fi ay services yu mel ni médecine lañ fi fekkoon mais médecine dem si kaw leeral dañuy leeral ne bi fi ñëw fekkoon nañu fi ay infirmiers yu doon consulter mais comme dañuy wax ne centre de santé normalement surtout aussi en milieu urbain maanaam fi biir Dakar capitale bi ñu ne médecin moo war di consulter donc foofu noonu soppi nañ ko def loolu mais li ñu fi fekkoon mooy laboratoire boo xamante ne am na ay techniciens fa nekkoon mais bi ñu ñëwee wax dëgg yàlla ak léegi def nañ ko service médecine boo xam ne tey jii rien que pour médecine kese foofu fi muy ñuy wax ak yow nii am nañ fa 6 médecins yoo xam te ñu ngi koy consulter laboratoire bi yokk nañ fa ñu si ni ñu fa fekkoon si personnel maanaam quadruplé nañ ko maanaam bu ñu fa fekkoon ñaar technicien fi mu toll nii instant bi am nañ 8 techniciens ba pare am aussi un docteur en biologie médicale boo xamante ne moom mooy valider résultats yi tey jii bloc bi ñu ñëw ubbeegu woon fexe nañ ko bloc bi ubbeeku na tey jii ñu dem ba si biir yokkaat beneen deuxième bloc opératoire am nañ aussi ay spécialités yu bëree bëri yoo xam te si spécialités yi mën nañ si wax lu mel ni mënuma bañ a lire ndax pour bañ a juum maam tey fekk nañ fi instant bi am na gynécologie maanaam ñi nga xam ne parce que centre bi si njëlbeen gi dañu wax ne centre la boo xam ne maanaam dafa spécialisé wu maanaam wàllam si li mu gën a xarañ wala li ñu ko di tax mu nekk li war a nekkam mooy li ñu koy xaar mooy wàllu wér-gu-yaramu jigéen ak xale maanaam mère enfant yaay ak doom léegi loolu bu ñu ñëwee fekk nañ fi gynécologue mais jël nañ aussi yeneen ñaari gynécologue yoo xam te ne day permettre léegi heure bu fi nit mën a ñëw ndax diggante accouchement li jar a leeral mooy nit ko war na mën a ñëw sax pour def accouchement par voie normale maanaam pour wasin ci jàmm mais ñu dem ba si biir mu am benn besoin chirurgical te dafa nekk une urgence situation bi taw foo xam te ne kii buñ ko opéré wu léegi maam du sotti leneen mën na see am mais léegi fexe nañ ba am nañ fi ay gynéco yoo xam te ñu ngi fi 24 heures sur 24 donc pour jël en charge urgence boobu donc loolu gynécologie mu ngi fonctionner 24 heures sur 24 am nañ fi consultation pédiatrique am nañ ORL am nañ chirurgie générale am nañ urologie am nañ cardiologie am nañ orthopédie am nañu dermatologie am nañ cancérologie am nañ aussi chirurgie pédiatrique waaw loolu yëpp moom mu ngi fii ci centre bi macha allah di dox am nañu aussi une pharmacie am nañu service accueil y a aussi une administration avec benn caisse am nañ fi aussi caisse bu fi nekk et tout waaw liggéey bi nag yombul mais dans un premier temps am na ci équipe bu ñuy liggéeyal mais ci kaw lépp xam nga li ci am solo ak réforme bu bees ak CDS yi ñun suñu avantage tey jii bu fekkente ne ma ni ko point fort mooy le monsieur le maire de la commune de Ouakam monsieur Samba Bathily Diallo ku ñu jàppale la ku ñu taxaw ku ñu taxaw bu baax a baax la te itam ku ñuy soññ ci jëm ci maam ci wàllu technologie yu bees yi maanaam innové moo xoolee tey jii centre bi boo ñëwee am na logiciel boo xamante ne plateforme boo xamante ne moom la ñu liggéeyee mooy plateforme iMédic am nañu ci aussi ay caméra de surveillance ay y a beaucoup d'investissement yoo xamante ne def nañ ko fi mais loolu yëpp maanaam dafa am tey jii koo xamante ne moom moo nekk ci gannaaw parce que xam nga maam wàllu wér-gu-yaram la santé dafa bokk ci compétence yi te dañ ko transférer à acte 3 de la décentralisation moom donc mu comprendre loolu di ci jàpp apporter ci soutien bu bëree bëri
ba pare xiir ñu ba pare tey jii moom si boppam daf ñu koy digal bu ñëwee indi bu baaxee mën nañu aywa wala sax bu baaxee sax mën nañu xoolee lu ngeen si dolli saa su ne si loolu itam ma ànd ko aussi ak sama équipe bi nga xam te ñoom laa àndal ndax jiite ko tamit am na ñu ne si gannaaw ñoo xam te amaana man maay fees saa su ne mais am na ñu am def liggéey bu am solo bu ne si gannaaw ñoo xam te ñu ngi sama gannaaw ñoom ñu dooleel ma ba tax ma am sañ-sañu sax dugg si yenn yi ndax lépp ñoom dañ koy bokk toog ñu waxtaan muy am naa adjoint muy Omar Diallo yaa Ndeye Ngone Seck madame Guèye di la trésorière générale di une femme très brave yaa David André Mensa le trésorier adjoint moom aussi di nit ku disponible engagé ba pare aussi am maam ku rafet si ay xalaatam maam am yéene te saa su ne du def lu dul di bourse pour nit ñi dugg ndax yaa aussi l'administration ñi ne sama ginnaaw mais aussi le corps médical maanaam les techniciens que seeni le médecin chef yi mu koy nuyu au passage docteur Omar Diop moom nga xam ne dañuy liggéey avec une parfaite collaboration maanaam réeroowuñu umpalentewuñu lépp saa su ne si li ñu dugg maanaam dañ si dugg ñoo koy ànd defandoo si moom rek laay jaar di nuyuwaale di remercier di féliciter aussi personnel bi nga xam te ñoom ñëpp ñoo ne si gannaaw nga xam ne personnel bi tey ñun buñ fi nekkoon rek bëgg donte ne dañ bëgg pour population bi mais ñoom bu ñu comprendre woon ànd ak ñun si liggéey bi donte ne ni yombul parfois di nga xëccoo fii jaar mais buñ demee ba si biir dañ xam ne comme lu baax moo ñu tax di def ñoom dinañ si ànd ak ñun kon personnel boobu duñu jéggi foofu te taxawuñu ndax gis nañ professionnalisme aussi gis nañ bi accueil bi te ñun nañ fi toog pour population yi aussi population bi tax ñu toog fi ñun gis nañu ñoom li nga xam te noonu lañ leen di traité noonu lañ leen di toppatoowee saytu seen wér-gu-yaram ba ñu fi génn à satisfaction ñooñu population ma ne xam tey ji bu fekkente ne maam suñu ay chef ñi nga xam te ñoom moom ñoo ñu dénk muy population bi kon bu ñu amee su ñoom ñuy jël population bi di leen toppatoo ni mu waree duñ def lu dul sant leen gërëm leen di leen gën a ñaax tamit te ñu xam ne muy ñoom di ñun lenn rek moo ñu fi indi mooy def lu baax duñ ñam sa def lu baax mais dañ koy def nu mu gën a baaxee ndax njariñu askan bi nga xamante ne maam lépp moom moo ko moom suñu raison d'être fii la raison de notre présence fii askan bi la kon lépp lu ñuy def dañ ko war a jël ñu delloo ko si ñoom di leen sant bu baax a baax personnel bi dama si insister parce que aussi liggéey bi rafet na taxawaay bi rafet na te wax dëgg yàlla bu rafetul woon itam ma maandu si dama si wax mais li ñu taxawee am nañ si satisfaction di leen ñaax di leen wax ne fi ñu teg seen loxo foofu la maam bu mu fa jógee buñ dolliwul bu mu waxuma la wàññeeku waaye dellu ginnaaw bu mu fi dem. waaw fii tey boo xoolee si li ñu mën a wax ñun mën nañu wax ne tey centre de santé Hann Mbaye Derneville yor nañ laboratoire bi gën a maam amuñu dara lu ñuy ñeewee kenn si wàllu laboratoire ndax lépp luy analyse bu mu mën a doon rek amul exception maam tegguñu benn dañ ko fiy def ndax tey jii boo xoolee sa laboratoire comme année bi ñu débuté dañu waxoon ne laboratoire bi moom mooy suñu priorité pour l'année 2021 et si kaw loolu tey jii am na sax matériel boo xam te réceptionné guñu ko ba léegi nii muy un investissement tey jii boo xam ne si labo bi kese li ñu fi def si at bi daanaka dina ëpp 30 millions en termes d'investissement bon muy laboratoire ñuy niwaa aussi le médecin biologiste nga xam ne tey boo di nga wër maam 50 centres de santé ku si am biologiste maam dañ koy wàññi te biologiste boobu moom muy valider résultat te foofu tam ñu si taxaw ndax résultat dafa nekk lu am solo ndax médecin bi lay consulter tey ji ngir mu xam tey yow si exemple bi ñu mën a jël yow nga am maam feebaru suukar sa suukar ngir mu xam fan la toll exactement daf ko war a wàññi maam sa suukar yéeg dañ ko war a wàññi ba ban niveau fan la baaxee loolu maam bu day bind maam ki ne si laboratoire mooy def analyse ni wax na kii kat suukaram mu ngi toll fii nag baaxul dañ ko war a wàññi moom mu mën la traité mais li précision boobu bu amul ñu am résultat yu fiable yu wóor kon liggéey bi maam du jaar yoon donc ñoom aussi dañuy yor maam service bu sensible bu am solo ñu gis aussi ñoom rigueur bi ñu si boole si liggéey bi ñu leen si sant bi ginnaaw loolu aussi am na si appareil échographie boo xamante ne mu ngi jaar 25 millions
bu bees tàkk boo xam te dañ ko jënd te lépp sur fonds propres. aussi ñu leeral benn affaire mooy que ne tey gis nga lépp lu nga xamante ne def nañ ko fi lépp lu ñu fi réalisé c'est grâce au maire Samba Bathily Diallo parce que il est notre seul partenaire maam benn institution kenn ku ñuy jàppale mooy le maire de la commune de Ouakam monsieur Samba Bathily Diallo ñu koy si remercier bu baax mais bu dul loolu lenn si yëpp nañ ko def sur fonds propres lañ ko defee ginnaaw moom lu mu ñu jàppale bu dul moom lépp lu ñu fi def dañ ko def sur fonds propres donc centre bi li koy doxal ak lépp koomu centre bi nga xam te ñun ñoo ko yor di ko gérer si dogal yàlla maanaam lépp lu ñu si def si li nga xamante ne moom mooy comme bi nga xamante ne moom moo fiy dugg si lañ jël di ko def bu weesoo loolu maire moo ñuy jàppale si liggéey bi ñu ko si sant ba di si gërëm mais itam si way xarale yi am nañ fi benn plateforme boo xam te ñu ngi si liggéey les plateforme bi si liggéey bi dafa am mooy plateforme bi jox e-médic plateforme bi maanaam ñi logiciel la ñuy dégg mais kii maanaam du logiciel c'est plus qu'un logiciel parce que logiciel maanaam élément boo xamante ne buy informatiser pour gérer benn domaine mais bi réseau la boo xam ne ay logiciels yu bëri tey jii bii di gérer kees bii di gérer garab yi bi nga xamante tey jii même consultation tey boo xoolee di nga gis ne médecins yi ñoom seen bopp si seen ay consultation ñoom duñu bind si registre yi xanaa juste quelques rares services yoo xamante ne ñu informatiser guñu ko ñu ngi si ñooñu si machine bi la ñuy consulter si machine la ñuy consulter ordonnance aussi lu ñuy imprimer la boobaa ñoom li leen rek la ñuy def mooy dañuy teg cachet seen bic ça sera juste pour que ñu mën a signer léegi gis nga si kaw loolu aussi ba si laboratoire bi tey na permettre tey ji lu mën a xew nga xam ne comme centre bi boo fayee jën àgg fi mu war a àgg ndax àgg fi mu war a àgg mooy tax leen lu si nekk ñu jël ko def ko fi nga xamante ne fa lañ ko war a def ndax bu àggul du mën a dellu fa mu war a def maam du mën a jëm fa mu war a àgg fi mu war a dem dafa mën a àgg kon il faut que mu egsi ak jàmm ñu xool ko maam sécuriser pour plus de fiabilité de traçabilité de transparence mais aussi plateforme bi tey ji ci liñ si leeral mooy tey da ngay gis ne lépp données du réer ndax di nga liggéey ay registre taw dina ñëw mu am nu mu demee registre bu tooyee loolu ñàkk nga parce que nga bindoon mais tey ji logiciel aussi dañ ko héberger ci serveur boo xam ne lu mën a xew données yi maanaam mën nañ ko restaurer maanaam données yi fii lay des te fii ak 10 ans te loolu dafay permettre aussi képp ku nga xamante ne yaa ngi ñëw ci kër gi maanaam yow sa dossier médical boo fi ñëwoon tey nga dellu si waat fii ak 10 ans bu ñu dugalee les données dinañ mën a retracer ce dossier xam ne yaa ngi fi te loolu yombal lépp la même si rapport yi lépp macha allah ñu mën ko am. bon si xayma xam naa ne daal bon si lu ñu mën a wax dina xaw a jafe ndax loolu bien que il faut que plateforme bi ñu dugg si biir interroger ko mu jox ñu exactement les données mais moom bu fekkente ni si xayma ndax centre bi aussi ñun jëlee nañ ko ndax bi ñu fi door a ñëw bu ñu xoolee année 2018 bi ñu defee xayma yi si terme de recette maanaam li nga xam te ne ñu xool def nañ dans les 90 millions ñu dem si année bi si topp nous avons fait 180 millions année bi si topp muy 2020 nous avons fait 230 millions te 2021 bii ñu nekk nii ñuy dem si ñu ngi tendre vers parce que budget bi objectif yi c'est d'atteindre 300 millions donc gis nga différence bi nekk diggante 90 millions à 300 millions te loolu yëpp li ko indi mooy jàppale bi góorgóorlu personnel mais aussi li nga xam ne moom mooy plateforme bi nga xamante ne moom mooy léegi nga xamante ne lépp dafay am traçabilité maanaam dara du mën a jaar fenn fudul fi nga xamante ne fa la war a jaar parce que tey jii boo daggul ticket kenn du la mën a consulter médecin bii fa ne boo daggul ticket du la mën a consulter du la mën a bindal ordonnance boo soxlaa bulletin aussi du la ko mën a bon du la ko mën a jox donc loolu dafay expliquer quelque part tey jii lii nga doon def jamono bi tey boo demee dafa da ngay def lu ko ëpp ñu dem ba si biir aussi ñu mën la wax tey jii si wàllu personnel tey jii ñi nga xamante ñoom lañ fi lim si spécial si nga moo fi ne ñi si ëpp dañ nekk ñoo xamante ne CDS moo leen jël di leen fay yenn yi nit mu diis ñu wax maire mu jëlal ñu moom saa su ne du ñu jëlal te itam si leeral moom amul at bu nga xamante ne évaluation bi mu jëlee si at bi ñu weesu nii def na fi 116 millions
def na 116 millions si centre de santé bi ndax tey jii centre de santé bi moom personnel bi ñu si bëri moom moo leen di fay mooy fay courant mooy fay ndox te wax dëgg yàlla loolu aussi mënoon na nekk autorité bi mu def tuuti bàyyi ñu góorgóorlu ne yéen ngi def ay recettes essayer de gérer la structure avec vos recettes mënoon na ko te li muy def c'est pas évident ndax dafa am USAID dafa am seen benn bànqaas boo xam te dañ doon def benn ci entretien mais ñoom si la ñu leeral ne amul benn commune boo xam te ne maire bi dina def lu toll ni maire Ouakam li muy def si santé rawatina si wàllu santé de la mère et de l'enfant maanaam moom maire commune benn maire yi lañ koy tëkkaleen te maire boobu maire ville la kooku moom ëpp budget fuuf donc fi bu fekkente ne commune moom leer na ne tey ji moom moo si jiitu ñëpp si li nga xamante ne moom lay def si wàllu santé si loolu si lu leer te ñu ko si gërëm di ko si santé aussi di invité yeneen maire yëpp maam ñu def ni moom ndax santé maam wér-gu-yaram sans wér-gu-yaram dara du dox. waaw si biir kër gi moom bon macha allah parce que wax dëgg yàlla dinañ fi def lu bëree bëri si social. tey jii bu ñu génnee tey si année bi gën kaa néew mën nañ la wax ne la dafa gum nañu bu gën kaa néew pour bañ a juum boo xamante ne du mënuma la wax lu yees def nañu gën kaa yees 8 millions si wàllu social. 8 millions si wàllu social te loolu moom si lu wér loo xam ne lépp dafa am fu muy jaar parce que xam nga tey jii même ki nga xam te da nga ko war a jël dans le cadre du social tey jii kooku mën na ko wax defal demal wala maam amul foo mën a jaar ba wax leen loo xamante ne amul ndax lépp c'est traçable ndax kii nga war a jël dans le cadre du social da nga koy daggal code da nga koy defal maam tey jii kooku da nga koy jëndal ticket bi nga koy jëndal ci plateforme bi prévoir na foo xamante ne li nga def ci social yëpp da nga koy mën a retracer dafay feeñ te wax dëgg yàlla aussi ñu xam ne centre bi dañ fi nekk pour ñëpp ndax boo xoolee gis nga boo ñëwee Ouakam dafa xaw a nekk commune boo xamante dafa xaw a spécifique ndax Ouakam commune la boo xam ne tey jii di nga ñëw gis le village traditionnel maanaam ñun fi ñu juddoo man maa ngi juddoo Guissor c'est le village traditionnel un quartier pêcheur nga xamante ne foofu maanaam ñun bu ñu waxee ay villageois ñun ay villageois parce que Ouakam village lañu dëkk mais côté Ouakam village boo xoolee tur boo génn tuuti am nga les cités mooy cité boo demee côté cité Asecna ba cité Assemblée cité Mamel mais derrière y a des cités résidentielles mooy fii ay cité Cheikh cité Mbacké Faye cité El Hadj Omar Tall foofu c'est des cités résidentielles mais aussi da ngay dem cité avion fekk foofu tey jii boo xoolee c'est une extension mooy la première extension de Ouakam mais boo xoolee dafa mel ni quelque part configuration bi pour bañ a tooñ kenn bañ a wax naka su dul noonu maanaam da ngay am village bi am les cités am zone résidentielle am foo xamante ne quelque part dafay mel ni maanaam xaw a bindoo mooy la zone la plus peuplée xaw njuru banlieue kon dafa am yu bokkul donc loolu juste bu bon bëgguñu tooñ kenn mais juste pour wax ne ñi fi ne seen koom yamul am nañu man am nañu manul am nañu tane te ñun dañ fi nekk pour ñëpp bu ñu fi nekk pour ñëpp nag tey ji du kii am rek la ñu jël en charge ku amul mu wér ñu ne kii amul kooku dañ koy jël teg ko ci yoon faj ko ni ñu ko war a faje jox ko li mu yellool ba mu wér ak jàmm ñoo xam ne tey ji bu dul dara ñun dañ fi nekk pour ñëpp ñi am ñi amul aussi c'est ça aussi la santé tey wér-gu-yaram tey te dem nañ foo xam ne tey dëgg yàlla war nañoo mën a wees foofu rawatina une urgence face à une urgence les institutions ont été claires te lii ñu monsieur le maire wax parce que ñun aussi dañuy yor le secrétaire exécutif le président du conseil de direction monsieur le maire xam nga lu mu ñu sant face à une urgence lever l'urgence lijjanti leen bakkanu doomu aadama wér-gu-yaramu doomu aadama après leen li si des ngeen doo ko lijjanti te si loolu lañ nekk incha allah te si kaw loolu sax moom aussi muy def lu bëri social bi tey ji lu si mel ni école Ouakam 6 bi nga xam ne fa la ñëwee képp nga xamante ne da nga fa feebar wala nga am loola mënti jot muy vacances ak fu mënti doon jox nañ leen ay cartes yoo xam ne boo ñëwee da ngay faju te doo fay dara te projet boobu dafa nekk projet am te dafa nekk juste phase test parce que ñu ngi ko commencé léegi yàggul ñu dem si benn école ñaari école lañ ko commencé gum mais boo ñëwee lu mel ni école Ouakam 6 jëlee nañ élèves yëpp kenn ku nekk son groupe sanguin ñu xam kenn ku si nekk groupe sanguin am tey jii ba pare jox leen ay carte tey jii boo xoolee lu si mel ni carte bi
yoo xam ne maire yi moom moo xam ne signature am moo nekk si gannaaw ñoom bu ñëwee carte bii la ñuy indi bu ñu indee carte bi nga xam ne tey dañuy ñëw ñu jël leen en charge faj leen jox leen garab si te duñ leen fa te duñ leen laaj dara te loolu projet boo xam ne moom dafa wax ne da koy jël pour les 4500 élèves de la commune de Ouakam te centre bi aussi ñu fàttali ñaari mbir yu ñuy def si wàllu social grâce aussi aux initiatives de gratuité tey lu si mel ni semi couverture maladie universelle booy xool am na ñuy def sésame maanaam ku am 60 ans yu mat jëm kaw boo ñëwee doo fay ki nga xamante ne dafay def césarienne boo ñëwee doo fay ki nga xamante ne dafa am diggante 0 ba keroog nga am 5 ans boo ñëwee si centre de santé Adama Barrow Derne bi doo fay loolu grâce à l'initiative de gratuité semi bi nga xamante ne aussi bu ñu ko mënee ba sañ ko ba dem maire moo ñu si xiir nañu dem leen ngeen jëli commencé initiative yi ba pare yemul si wax kese daf ñu jox dotation médicament boole si jox ñu ay kits césarienne gratuite nañu kat yéen lii jël leen ko commencé leen ko ñu yéwénal gars yi askan bi léegi ku def loolu léegi booy xool tamit xam nga yaa ngi jël 0,5 ans moins de 5 ans léegi nga jël diggante 5 ans ba 12 ans mooy ñu dañuy def CI ba CM2 pour en tout cas pour école primaire publique yi nekk si Ouakam bi yëpp da ngay ñëw di faju te daanaka doo fay dara jox la carte maanaam tey def boole si itam classe bu ne kii jël ki raw si classe bi premier bi kooku parent am dañ koy assuré wala en tout cas si képp koo xamante ni gis nañ la ñu la recensé boo ñëwee sa part aussi ñu jëlaat loolu maam nga bañ a fay boo ñëwee si hôpital bi loolu macha allah ñu ngi si pour juste pour wax ne la maam volet social bi aussi ñu ngi si bu baax a baax a baax a baax ndax di nga dégg gars yi naan santé publique santé communautaire c'est la médecine sociale moo tax tey jii ñun si loolu wax dëgg yàlla ñu ngi si jéem nag lu ñu man mais jéem bi ñu jëm lu ñu mën di sant yàlla bi ñu ko mayee ñu am di ko def ndax askan bi nga xamante ne moo ñu fi teg ñoom la ñuy liggéeyal et le maire aussi mu comprendre ko bu baax a baax a baax a baax a baax xiir ñu si di ñu si gën a ñaax waaw fi mu nekk nii fi ñuy waxee ak yéen nii ñu ngi si liggéey boo xamante ne ñu ngi recensé ñi nga xamante ne mooy taalibe yi maam ndongo daara yi pour xool lañ leen di def ba jël leen inscrire leen si mutuelle bi nga xamante ne mutuelle partenaire la muy mutuelle Kaaraange bi nga xamante ne siège mu fii si centre de santé bi ñu enrôlé leen ndax ñoom itam ay ndongo daara lañ ñoom ay élèves lañu yoo xam ne dañuy jàng dem si wàllu maanaam ñoom alxuraan la ñuy jàng arabe la ñuy jàng ñii di jàng français kon ñoom amuñu différence si ñun benn différence si ñun ndax jàppuñu benn yoon ne kiy jàng tubaab dafa gën ki jàng alxuraan wala ki wala ki jàng arab ñoom ñëpp benn lañ si ñun ndax ñun ñëpp lañ fi nekkal aussi amuñu distinction si maam xeet wala askan wala fi nga dëkk dañ fi nekk pour ñëpp digal li ñuy jox daal incha allah si kàttanu yàlla feex ñu ngi ko mën te nefi dinañ ko doxee mooy képp koo xamante ne war nañ la mën a taxaw ñu taxaw la incha allah waaw côté boobu aussi dañ si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax dëgg yàlla bi ñu fi ñëwee am na ñu fi fekkoon ñu yoroon liggéey bi aussi doon ko liggéey mais bi ñu xoolee ñu waxtaan suñu biir gis ne tey jii am na loo xam ne c'est un minimum bi mooy nit ki fii booy jógee sa kër bàyyi sa kër mu set boo ñëwee war nga mën a fekk hôpital bu set boo xam te bu ñu lay toogal nga toog boo ñëwee nga war a sentir sa bopp rawatina fi nga xam ne da nga fi war a ñëw pour fajoo fi mais nga ñëw fekk fi loo xam ne bu tilimee ba yow ngay ragal sax naan fii est-ce que du ma fi jëlee jàngoro kon nga xam ne yow li la war dëgg yàlla defoo ko li la maam sa mission comprendre loo ko te maanaam wér-gu-yaram bii si jiitu maanaam moom mooy set amul dara jiitu na ko si wér-gu-yaram la preuve tey jii boo ñëwee que maanaam feebar bi sonal dëkk muy pandémie bi li ñuy wax raxasu loolu la ñuy wax maanaam raxasu ngir set kon set mooy lépp maanaam am si diine bu mëntoon lépp dañuy diggal set loolu rek moom moo tax wax dëgg yàlla ñun ñu si remercier aussi entreprise bi nga xamante ne moom lañ si liggéeyal pour bañ a def publicité mais wax dëgg yàlla ñuy ay jàmbaar lool mais nag daf ñu jaral nag parce que ça a un coût maanaam tey jii dafa am lu mu laaj
li nga xam ne tey maam boo bëggee def la différence boo bëggee maam ñu lay lim ci sa ay biir morom da ngay nangu amaana lu kenn ñemewul da ngay ñeme lu gars yi ñemewul maam saf na waaye xam nga lan moo ci am solo mooy ñii nga xam ne ñoo tax nga di ko def population bi parce que ñun mérité nañ loolu parce que ñun jàpp nañu du ci ab clinique kese nga ma dem clinique privée kese ngay dem fekk mu set non non ñun duñu clinique privée structure publique lañ comme centre de santé yëpp waaye ñun ci li ñu war ndax xam nga tey ji boo xoolee dafa am médecin bi bon bu ñëwee di def liggéey ni mu waree ñun suñu liggéey lan la am na ci loo xamante ne suñu mission la maam mu set mu am sécurité maam waaw mu set am sécurité loolu la dañuy fay lu cher ngir ñu man lu jëlal loolu man ci taxaw boo xamante ni képp ku fi dugg ba dëgg yàlla boo fi ñëwee suba nga man fee nangoo ñëwaat sans benn problème ndax loolu seet googu noonu wax dëgg yàlla ñu koy sant yàlla parce que lu ñu mënoon góorgóorlu te ñi témoin ñu ko ba duñu ko wax kon bu boobaa dañuy xam ne defaguñu dara comme ñu ñuy wax ne ñu set na ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax leen wax ne leen waaw di set gi déjà damay wax ne bu ñu gisee ne baax na bu ñu ko waxee baax bu ñu ko waxee tamit ñu jël waaye lu baaxul tamit bu ñu ko waxee ñun nangu ko déglu defar ko améliorer ko te xam ne ñoom lu seen satisfaction kese moo ñu fi bàyyi. sécurité bi aussi boo gisee dañu jël ay agents yoo xamante ne ñoom maam entreprise lañ jël te loolu mooy domaine am loolu mooy liggéeyam ñu teg ko nga tey ji boo seetloo tey képp ku fi dugg balaa nga dinañ wax utu am sa masque boo amul masque nga dem bu am masque nga door ñëw parce que loolu la protocole sanitaire bi digg ba léegi pour des raisons de sécurité loolu moo waral caméra de surveillance yi ne si biir kër gi ndax xam nga tey ji saa su ne nga dégg benn affaire ñu ne bërëb sàngam hôpital sàngam sàcc nañ fa doomu jàmbur ñun nag yooyu noonu bi mu ñëwee ñu interpellé ñu ne tey li ñuy def mooy dañuy jéem a fexe def lu tout ndax amul loo xamante ne maam une sécurité à 100% maanaam amul fenn mais di nga mën jël sa ay disposition ba tey ji bu nit ñëwoon ne la aywa nangam bi am na nga mën a retracer xool caméra de surveillance yi xam ne lii faay bi fii la wala diw moo def njomb bi ñu mën ko lijjanti ba jot ko mais nag aussi ne serait-ce que pour effet dissuasif bi mu def ndax defkatu ñaawteef moom bu mu mënti doon ñu lay leeral ne fii moom wax dëgg yàlla moom boo bëggee mu ci rek maam fexe nga teggi centre de santé Hann Mbaye Derneville ndax am na ay agents de sécurité am na aussi ay caméras de surveillance lu fu waay def te nañ la topp ba fu mu yam parce que kenn wala dara gënaluñu maam intérêt patient yi ak seen sécurité loolu moom duñ ko weccee te duñ ko négocier pare ñu sax pour massage kon képp ku nga xamante ne maam boo amee yéene rek def naka su dul noonu tegg ñu fi xam ne ñun jël nañ suñu ay disposition te loolu yëpp pour mu jariñ askan bi moo tax ñu ko def di si sant bu baax di remercier waal aussi sécurité bi ngir seen liggéey. waaw plateforme yi yàlla def na comme aussi si wàllu innovation aussi xam nga nit ñi tey kenn ku si nekk bëgg nañ la fekk fi nga nekk ba sa biir kër kenn ku nekk yaa nga sa téléphone kenn ku si nekk yaa nga télé di ko seetaan mais nag nous sommes présents sur les chaînes YouTube am nañ chaîne YouTube nga xamante ne am na sax ay émissions de sensibilisation yoo xam ne tey jii médecins yi dañ fay jàll di leen xelal ak di waxtaan yéen seen wér-gu-yaram ñoo xamante ne saa su ne lépp lu ñuy def di leen ko wan ñu ngi si Facebook bi ñu ngi si Twitter ñu ngi si Instagram maanaam si plateforme yëpp ñu ngi si même sax am nañ sax si site internet boo xamante ne maam dina la permettre tey jii boo bëggoon jël rendez-vous en ligne mën nga jël foofu même les actualités lépp te ñu ngi pare aussi pour gën ko développer si kaw loolu aussi ba si mel ni télé bu mel ni Tawhid ñu leen di oo pour une collaboration parce que aussi non seulement dina am contenu mais ñun bëgg nañ parce que comme lañ fi nekk pour askan bi ngeen nekk fi aussi pour askan bi maanaam ko ñuy jox ay information yu am solo maanaam yi ñu koy waxee des informations utiles et importantes boo xamante ne kii toog këram di ko seetaan nga xam ne kat njariñam mu ngi fii waaw loolu moom ñu leen si remercier di leen sant bu baax si ñëw bi ngeen fi ñëw yooyu wax tamit tey ji Tawhid TV moom dañ koy boole si suñu ay si suñuy activité yëpp incha allah lépp lu ñuy defati dinañ leen oo
yéen tamit leen tàllal loxo ngir ngeen man ci gën a jàppale gën ñu maam yombalal liggéey bi pour que defee li ñu fiy génne ci message mu àgg ci askan bi. dernier mot bi di waaw di wax ne centre de santé Hann Mbaye Derneville mu ngi fi pour Wakam gépp tey jii déjà ñu baal ma mais dafay jege ci waa Wakam ndax gën a jege gën a yey donte ne la santé a une dimension universelle man fu waay mën a jóge ci nga bokk mais aussi constat bi ñu def mooy que ne tey boo xoolee su ma ñëwee ci wàllu bloc opératoire bi def nañu 14 mois yu njëkk yi def 41 actes opératoires ñu demaat ci 1 an ci mooy année 2020 enregistré 345 actes opératoires mais ci biir 345 yi dañuy seetlu ne ñi ci ëpp jógee ñu Wakam maanaam ñeneen ñi daf di ñëw maam ñoo njëkk a yeewu ñooy gën a jariñu ci kër gi te niñ leen ko yéenee ñoom itam noonu lañ ko yéenee waa Wakam di leen wax ne fii ci Wakam centre de santé boo xam ne maanaam ni centre de santé yëpp waaye nag am na lu bëri loo xam ne boo ko doon uti ji ci hôpital yu mag yi maanaam bu jarutul nga defa dem am na fi te ba fii ñuy waxee nii aussi bon wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp di leen wax ni kër gi seen kër la di wax ni ñëw leen du ma tëj nag te remercier ma sama waa bureau staff bi maam l'administration tout le personnel di ko tegaat ci loxo aussi médecin chef docteur Omar Diop di wax dëgg yàlla koo xam ne maam du liggéey ni moo ñu boole dañuy jàpp ne maam kër gi nous sommes juste une famille nekk sax di organiser ay match football di de sa tawhid bu nga amee équipe waaw ngeen ñëw ñu waaw football maam lépp di wax ne ambiance bi nga xamante ne moo am ci kër gi ñu koy dundee noonu loolu ñu ngi ci sant ñëpp di ci gërëm ñëpp di wax ne ñun ñu ngi fi kër gi seen kër la te li ñaan yàlla mu jëm kanam ba incha allah si lépp lu nga xamante ne mën a enregistrer comme performance wax dëgg yàlla ñu ànd ko xam ne ndam li lépp ñun dañuy liggéey mais population moo ko moom di ñu tëj aussi te remercier ñu monsieur le maire de la commune de Wakam monsieur Samba Bathily Diallo les autorités yu su mel ni le ministère de la santé di leen on rek si que ñu ñëw ñu jàppale ñu ndax luñ ñu jàppalee ñu jël rawatina tey jii en personnel luñ ñu joxee aussi daf ñuy gën a yombalal charge yi parce que si kaw loolu la may glisser rek wax ne suñu masse salariale tey jii dafay toll si 9 millions salaire kese laa wax motivation yi ñoo àgg si 6 millions kon ñoom bu ñu ñëwee jàppale ñu si loolu affecté ñu personnel bi si war parce que tey jii équipement bi lépp mu ngi si loolu dina si am solo trop ñu leen di leen tàllal loxo leen wax ne leen lu ngeen ñu gën a jàppale ñu jël di remercier si autorité coutumière yi jaraaf yi imam ratib le maire de la commune di remercier délégué de quartier yi mais aussi bàjjeni gox yi nga xamante ne ñu ngi liggéey ak ñoom liggéey bu am solo di leen tàllal loxo di leen wax ne leen ñoom fàttewuñu leen ndax ñoom dañ bokk ci ñun xam da lay jege ba boo yëndu maanaam su doo ko gis waaye ñoom tellement que dañ bokk ci ñun ba ñu def liggéey bu am solo ci sensibilisation ci programme yi PNT HIV HTA lépp ñu ci ànd ci liggéey di jël nuyoo boobu di ko toog seen loxo présidente muy Badiane Ngoné Sarr di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm waa Wakam di leen wax ne leen ñu ngi fi toujours di jaamu seen ay soxla di wëy si di ko jaamu di lijjanti lan mooy seen ay bëgg-bëgg ñu di ko dox ngir indi leen ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen